ñàq pour réewam parce que ma gisee tey ji ay doomam si di rakam ñoom ñëpp sol ay dàllam di jaar fi mu jaaroon yore projet yi dara yàqu ci damay kontaan damay bég ndax moom ku réew mi amal njukkal la wax dëgg yàlla. wisit bi la nag bu Babacar Diagne mooy bu njëkk fii ci groupe Excaf Télécom ginnaaw bi ñu ko sampee ci bopp kuréelu CNRA. Application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablettes. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. yaa ngeen jëf ci ànd beeg ñun ci seen télévision DTV 19h jot na xabaaru marax yi la ca gën a fees bokk na ca ni budget bu Sénégal jëm 2019 na tees na ko pencum ndaw réew mi voté ko ñeenti junni milliards ak fukk ak juróom-ñaar toftal moom la natal Sénégal waaye ca mbir ma ministre bi dénk koom-koomu réew mi nee na Sénégal ci boppam amul benn jafe-jafe ci wàllum finance boobu itam fekk na ay député ñoom ca pencum ndaw réew ma duut baaraam Moustapha Niasse ñëw doxee daal dëppool ak yoon daañu si ñëw ci biir xabaar nam gën a yaatoo géej gay dox ca kaw ndar nee na nangu ay gox Cheikh Bamba Dièye nee na nguur gi ak càgganteem ñoo ko sooke mu jàpp ni jot na ñu def gëdd fulla ba génne langue de barbarie na ko ndox may lekk jamono ji tembe dañu ca bokk itam yokkute frais d'inscription yi ca fe nga xamooy ca France mboolem étudiants yi fa nekk ay doxandeem étudiants yu Ndakaaru yi seen kàddu jib na ci wàllu ni ñu daal jot na dirigeant africain yi bu nu seetaan mbir mi ne yàcc yoo di leex nañ jokk jàkkaarloo kilifay France ba seen pexe ñu mën ko teg ci suuf dana ca bokk itam lu soxal concours international ci tarim alxuraanul karim sénégalais bi di Maymouna Lo moo daal di jël ñaareelu place ba lu ni mel tax na daara yu Sénégal yi am ci mbégte loolu daañu si ñëw ni skis faram fàcce gi gërëm leen ci ànd beek ñun ci seen télévision DTV tàmbali xabaaru marax yi jëm ci pencum ndaw réew ma doon voté li nga xam mooy budget bu Sénégal jëm atum 2019 ñu fàttali leen ni ñeenti junni ci ay milliards toftal fukk ak juróom-ñaari milliards ak juróom-ñetti téeméer ci ay millions francs CFA la buñ ko xayma ak budget bi toll ci jeex muy 2018 ji yokkutem ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ci ay milliards lañ ca seetlu waaye itam débat yi moom tàngoon na lool diggante ministre bi dénk koom-koom réew mi ak yenn ci député yi ñenn sax seen kàddu jib na jëm ci Moustapha Niasse na muy doxalee budget pencum ndaw réew ma muy ay milliards yoo xam te ne bii kenn xamul fan la koy dugal ñu jàpp ni mbir ma leerul ñëwaat ca coow la ak Benno Bokk Yaakaar tontu bañ ca tontu reportage Mansour Sow. Vous perdez votre temps. Non. Vous perdez votre temps. Monsieur le Président. Non, may leen rek. Ils perdent leur temps. Da ngeen di perdre seen temps. Gis ngeen man maa ngi fii de. lii ñu def lii ñu wax mooy am lii mooy am leneen du fi am su ngeen d'accord ça va su ngeen d'accordul c'est comme ça. ab président assemblée nationale bu xundu mer ba futtu sax gannaaw ba mu weccoog ay kàddu ak kenn ci député yi assemblée nationale nag mel ni ab tribunal lu ñuy waxtaane nag moo ko waral ndax ay koppar lañu waxtaane tey jili lu jëm nag ci wàllum budget bu kër googu lay tënk nañ ko rek ci lu toll fukki milliards ak juróom benn mu mel ni nag ëpp na la fi amoon ci atum daaw ndax daaw dafa tolloo rek ci fukki milliards ak juróom waaye nag koppar yooyu le fan la ñuy jaar ak yan anam lañ koy jëfandikoo mu mel ni yenn député yi jàpp na ni jot nañ sënkam ñu wax leen ko. Je vous la donnerai après mon vieux. Vous n'êtes pas le président quand même. Non li ngay toll. C'est pas vous le président. Alors je ne vous donne pas la parole. tey jii nii amul benn député bu la mën a wax budget assemblée nuñ koy gérer te pourtant ñun député yi suñu rôle mooy toog saytu ministère yi seen budget nuñ koy gérer waaye ñun ni suñu bopp mënuñu sax saytu ñun suñu budget
boo ko waxee boo soulever problème bi Moustapha Niasse bañ lànk ne moom kenn du xool moom nu muy gérer xaalis réew mi. Assemblée nationale rek mooy institution boo xam ne lépp loo xam ne xamuñ ko ci yeneen institution dañ koy xam ndaxte ci Assemblée nationale ngay doon journaliste wala nga doon sénégalais citoyen sénégalais xam député bu nekk ak rang bu mu occupé ñaata lay am par weer ñaata lay am ci carburant ñaata lay am ci leneen ak leneen ak leneen ak leneen loolu rek dafay témoigner transparence bi am ci Assemblée nationale c'est-à-dire que boo toogee fële sax yow ci sa bopp war ngaa calculer sax xool ne Assemblée nationale faw dana déposer lii dana dépenser lii ci xaalis. bu weesoo yorin gu leer gu jëm ci wàllu koppar yu Assemblée nationale mu mel ni askan wi moom bari na ci ñu xamul liggéeyub député yi lay li ko waral nag du lenn lu dul tey ji lii nuy duppee information parlementaire mu mel ni dafa feesul dara. Sénégalais yi amuñu gis-gis bu rafet ak xalaat bu rafet ci député ak Assemblée nationale mooy que mënuñu jot ci li député yi ak assemblée bi di liggéey pour jox la ci benn firnde loi yi ñuy voté fi ne nii boo ko bëggee xool doo am fenn foo ko mën a gis parce que tout simplement Assemblée nationale du publier loi yooyu. te boo seetloo constitution Sénégal article 66 ak règlement intérieur Assemblée nationale article 96 dañu wax ne lépp loo xam ne député yi ak Assemblée nationale ñi ngi koy liggéey dañ ko war a def résumé wasaare ko ci askan bi pour askan bi mën see jot. lépp rek fukki waxtu lañu toog ngir mën a voté nag budget bu Sénégal ci atum 2019 ñu tënk ko nag ci lu ëpp $9 milliards yu toftal. mu mel ni rek buñ ko méngaleeg atum daaw budget bi la nag yokk na ci lu toll rek ci 297 milliards budget boobu le nag bu nu seetloo rek lii lu jëm ci wàllum ay bor ak masse salariale bokk na ci lu ëpp lu ko yóbbu. jaajëf Mouhamadou Mansour Sow ñetti kàddoo ngi nii yooyu jóge ci kenn buñ ci mën a jàpp ministre bi ñu dénk nafak réew mi Amadou Ba neewoon na fi réew mi am na xaalis. delluwaat waxaat ni réew mi day xaalis jafe na trésor dafa am ay tension tey nee na réew mi am na xaalis $300 milliards ak juróom-ñett fukk ak ñeent mi ngi ci nafak réew mi loolu la wax ci pencum ndaw réew moom donte it ma ngay xamle Sénégal fi mu toll ak koom-koom gi dénk na kàddu Mansour Sow. J'ai dit que j'ai dans mes comptes séquestres 236 milliards mënoon naa ku yëngu rek président ne ñu fay leen ko ñu fay ko mais kon bu boobaa lañ fi waxoon bu ñu defee élection ba pare réew mi du dundaat ñetti weer bu ñu ko defee réew mi du dundaat weer loolu moo tax ñi ñi digaaleel bitim réew nonobstant la situation préélectorale dama la ne ñu ngi ci situation préélectorale ñëpp a xam loolu mais ils font confiance aux institutions de ce pays ils font confiance au président de la République ils disent dañ leen dimbali il y a 3 ou 4 jours on a reçu des appuis budgétaires trésor mi ngi ci biir alal ji ay appui budgétaire yu jógee Union européenne ak Canada ñooñu sànniwuñu seen alal et j'attends fi may waxee yéen ni appui budgétaire u Banque mondiale boo xam ne c'est historique au moins $180 millions muy à peu près 100 milliards de francs CFA fii ak at bi di jeex li tax ñu di ko def parce que li ñu leen wax dëgg la li nekk ci compte yi c'est vrai amu ci lenn lu ñu mën a soppi benn mais mieux trajectoire bi réew mi jël ñoom xam nañ ni que réew mi dafay jëm kanam compte séquestre bi la moo ko andi monsieur le président dama fi ñëw daaw ngeen autorisé ma dem sur les marchés nous avons pris $2 milliards $1 milliard et $1 milliard parce qu'on avait une dette qui coûtait cher on a voulu racheter la dette aucune banque ne veut céder la dette du Sénégal parce que ñoom ñëpp toutes ces banques ont confiance à l'avenir du pays c'est ce que ça signifie concrètement kàddu ministre bi dénk nafak réew mi di Amadou Ba beneen kàddu jib na jóge ca Cheikh Bamba Dièye député la nekkoon na fi meerum Ndar moom duut na baaraam nguuru président Macky Sall nee na la xew ca Langue de Barbarie géej ga di maam wutal askan wa dafa yàq lu bari càggante nguur gi rek la ak it ñàkk fulaal waa Ndar ak lu ko wër ndax ko at na def $200 milliards ci wenn wagu rek ngir teer gi war ngaa mën a def ay milliards dimbali askan wa ndox may nangu seeni kër député Cheikh Bamba Dièye dénk na kàddu suñu reporter. dama ci am lu ma metti am ci naqaru xol te nëbbuma ko mais am ci déception aussi ndax kilifa dama jàpp ni bu fekkente ni yow alal ji wér na ni la moomuloo ko te avant yow sa ay nawle ñoo fa nekkoon te gannaaw yow ñeneen ñooy ñëw ñu dénk la ko muy budget national
nga xamee ni lay intérêt dëgg mooy mu gestu sénégalais yi xam fa jafe-jafe yi nekk ci réew mi ñu faj ko bu gaaw li xew ci réew mi mooy Sénégal yëpp ñoo gisandoo ni langue de barbarie plus de 100,000 personnes doomu aadama ñoo fay dund ñoo fay nelaw ñoo fay yeewoo te ñooñu seen bakkan a ngi nekk ci xott li ñuy laaj mooy ñu jël ci 4,000 milliards yi nekk ci budget bi jël ci 100 millions ak lu teg loo xamee ne dees na ko faje farata boobu nga xamee ne moo nekk ci ndodd doomu aadama yeeg ci Ndar su fekkente ni Ndar ci Sénégal la bokk li ñu naqari xët suñu xol biñ ko waxee ma ngay wut ay projet environnemental ay projet nax saxandang yoo xam ne tegul fenn te amul benn njëriñ te fajul soxla bi ndax li ñu wax li ñu këtt li ñu jonn moo koy faj au même moment bi nga xamee ne yéeneewu ñu Ndar 100 milliards ñu ngi jël 200 milliards ci xaalisu Sénégal jox ko Alstom pour mu mën leen livrer terre bi avant début élection yi waaw lii xeetu añaan gi ak xeetu ñàkk yëg ak ñàkk yërmande gi gouvernement wu Sénégal nekk ak président de la République fan la ko teg. kàddu député Cheikh Bamba Dièye beneen député kàddoom jib na kooke mooy Pape Songo Diouf moom itam dafa gis ni député yi nga xamante ni bi ñooy attaqué Moustapha Niass jàpp ni moom na muy doxaleem budget pencum ndaw réew ma léerul awul ci yoon jàpp na loolu wax ju yàqu la ñëwaat na tamit waxta leneen lu soxal Sénégal ak tolluwaay bi rawat na kujje gi ak doxalin wi moom dénk na kàddu Mamadou Diop. yow ab sëriñ nga ne lii daa araam te buñ la joxee essence fin du mois nga jël te buñ la joxee gasoil nga jël te buñ la fayee sa salaire nga nangu te nga ne budget bi teguwul ci yoon budget bi daa araam kon ça veut dire nettement ko yow wedd nga sa bopp parce que lu araam kañ doo ko soxla loolu nag ñoom dañoo xamul règlement intérieur assemblée naka la demee article yooyu ñuy wax gaa ñaa ngi daje c'est pas Moustapha Niasse sax mooy wote budget ñi nga xamante ne nii ñooy dañoo autonome à l'assemblée kon budget bi ça ne veut pas dire que ne ñoom ko duñu questeur ak ñi nga xam ne mooy bureau bi duñu daje dañuy daje chaque fois mais bu ñu daje ñoom fekkee wuñ ko parce que ñoom duñ fi nekk ñu ngi ci àll bi ñu ngi wër ñu ngi saag ñu ngi sànni xeer naka la ñuy xam ne bureau bi ñu ngi daje di waxtaan ci budget autonome bu assemblée nationale kon loolu ay erreur la nañu waxante dëgg kon nag loolu tey bu fekkee def nañ ko ci assemblée ñu nga xamante ne ñun les députés d'accord nañ ne budget bu kenn gënu ñoo lay ba ñun Cour des comptes moo ñuy contrôler kon nag loolu ay wax yu yàqu la. ba tey ci wàllum politique soxal Sénégal ñu ngi dëgmal élection présidentielle 2019 daanaka lu yees ñeenti weer moo ci des ñu gis ni course bi xaati juróom-benn ci ay soxna nee ñu ñoom dañoo bëgg a takk seen lafu kumba ba mu dëgër dugg ci géew bi xëccoo góor ñi li nga xam mooy njiitum réewum Sénégal Ndeye Fatim lu def gëstu bu xóot ci wàllu gërimel yi nag waaw ndax xam ñoom jotut kon ñoom soxna yooyu bëgg a laaj réew mi ñu wane bu baax seen bopp ci ni li ñuy laaj mën nañu koy yor bu leen ko joxee ak it am nan xarañaay bi ak man-man bi reportage. tey jii ab ère bu bees moo tàmbali annoncé wu ci Sénégal ak mbébét bi nga xam ne soxna yi am nañ ko ngir toog ci bopp réew mi ñoo ngi toll ci juróom benn candidate yu fas yéene dem jongante ci élection présidentielle yi mel ni si Nafissatou Wade ñoom nag tey jii li ñu gën a taxaw temm ngir fesal bu baax ni que mën nañ yor réew mi. jigéen ñi nag war nañu mën a tey réussir lu nga xam ni góor ñi pour ñu réussir ko chaque jour day am problème. rupture bi ma gëm man ci Sénégal. gëm naa ni jigéen rek moo ko mën a indi ñu ne femme de candidat yi def nañ suñu warugar mooy ñu ànd jóg ni dañuy nekk candidat mais tey li ñu war a gën a def mooy yaakaar naa gis Sénégal rek te bañ gis dara te man gëm naa ni changement dëgg bi ñuy am 1960 léegi ñu koy bëgg eggaguñu fa jigéen rek moo ko mën a yóbbu Sénégal. lël bi li ko tax a jóg mooy gën a ñaax candidat yi ba ñu mën a taxaw xeex ba ñu mën leen a jox réew mi. xam nga jigéen ñi boobu ba léegi depuis indépendance bi. ñoom jàpp naa ne ñoom ñoo gën a bari góor ñi waaye kenn ci ñoom mësul dem ba jiite réew mi sensibiliser leen ci rôle bi nga xam ne ñoom moom la ñu war a jouer ci réew mi pour won leen ne ñoom fi mu nekk nii war nañu mën a toog ci réew mi war nañu mën a diriger réew mi comme ni ko góor ñi di defee. cycle électoral kenn waru ko soofantal ba tax na candidat yi ñoo ngi leen ci tàggat ci li jëm ci période bi aajowoo laata élection yi ak élection yi su passé. bindu ci liste yi loolu duñu ko def ci jour élection yi dañ koy def balaa ñuy dem ci élection. constitution ak code électoral naka lañ koy toggee ak ñan ñoo koy def naka lañ koy fente. campagne électorale am na solo kañ lay door ak kañ lay jeex bu ñu ci nekkee la
li ñu teg candidat yi tuuru vote bi la ñu ci war a def bu ñu génnee ci loolu élection bu jeexee tamit dafay baax nit ñi toog xayma donc loolu lañ doon waxtaanee ak jigéen ñi. lël bii dafa war a tax ba ñu gën a xam lan moo tax a jóg candidat yi ñu fesal bu baax jumtukaay yu ñu tëral ngir soppite am ba ñu mën a sukkali réew mi. jaajëf Ndeye Fatim Lo ñi itam ñoom ña ngay yëngu ci wàllum politique ñoo ànd ak Karim Wade mi seen candidat donte Karim ma nga ca Qatar boobaax léegi ñoom nañu Karim daal jot na mu ñëw nag ñëw Sénégal sans condition ca nag mu bokk ci élection présidentielle yi loolu la ñuy wax te ñu ngi koy waaj bu baax jamono ji tembeem ña nga ca Pikine ñu xus Pikine ànd faak Abdoulaye Wañanga. commission bu droit de l'homme bu ONU dafa rekk sàkku nguurum Sénégal mu xoolaat li nga xam ne moom mooy procès Karim Wade bi karimiste yi nekk fii ci département bu Pikine daal di rafetlu bi leen dogal ñoom gis nañu sax lu ni mel nekk na ab ndam boo xam ne Karim Wade am na ko ci kaw nguurum Sénégal. ci dara décision bi Nations Unies def ñuy suñu candidat muy président Abdou Karim Meïssa Wade amuñu plan B amuñu A amuñu Z amuñu dara Karim Wade lañu am Karim Meïssa Wade. dellu si candidat wu PDS bi fii ci mim réew ñu ngi ko daal di laam-laame jamono ji ñi nga xam ne ñoo farek moom bëgg nañ jox ko accueil bu chaleureux bu tegee tànkam ci mim réew ñoom sax lu ñu bëgg moo di Karim Wade bokk ci jongante présidentielle yi ñu dëgmal. dañuy waajal suñu ñëw candidat léegi mu egsi fii Sénégal ñu teeru ko fukki million nit pare nañu ñoo xam ne nii ñoo taxawagul pour teeru président Abdou Karim Meïssa Wade mu wàcc fii ci Sénégal ñu tatagal ko nag ba mu jël réew mi 2019 incha allah. ñaari weer moo des laata ñuy amal jongante njiitu réew mi fii ci Sénégal Karim Wade xamul ba tey ndax moom dina bokk ci yooyu la jongante waaye ñi nga xam ne ñoo farek moom ñu ngi def pression ci nguurum Sénégal ngir rekk seen candidat bi la ñëwaat fii ci mim réew. ci loolu nag ñoom am na ay parrainage yuñ ko daal di defal ngir rek ñu mën a am validation candidature ki nga xam ne moom moo nekk doomu Abdoulaye Wade te nekkoon jiitu réew Sénégal. jaajëf Abdoulaye Wañanga foofee ca Pikine soriwul dara boo jegee Géejawaay tuuti foofee fa la Assane Diouf dëkk Assane Diouf mi daan na ci internet bi daan tifaar ay saagam ci naan nañ ko partagé. moom nag ay daanaka weer mi ngi nii mu ne ca loxol kaso Rebeuss ay jegeñaaleem njabootam ca kër ga mu dëkk lan woote waxtaan ci seen biir waxtaan gu yaatu manifester wala seen naqaru xool ci daal jot na Assane ñu bàyyi ko ndax gis nañ daal ñu ko jàppee dëppoo ak yoon lu la ñu wax ñenn ci ñoom seen kàddu jib na dénk nañ ko suñu correspondant. bu ñu demee aussi xam nañ ne ONAS am na benn projet bu ñuy wax fonds nordique de développement boo xamante ne defoon na xayma yi ba pare ba def étude ba mu jeex takk. ba pratiquement desul woon dara lu dul nañ ko def ONAS ne dafay suspendre Patte d'Oie pour dem commencer Pikine en attendant muy ñëw seet si suufam bi nga xamante ne moo ko fi amee. loolu nag jaaxal ñu trop parce que ku mel ni ONAS bu fekkente ne moom moo produire document bi suñu gannaaw wane ne lii la ni mu demee ba xayma tool yi wane ne nangami tool ñoo fi nekk loolu la waroon a mun a defee ne wane ne lii de maa ko moom bokkul si li ñu war a réhabilité mais fii li ñu fi war a réhabilité juste si 10 hectares la toll parce que waxoon naa leen 5 FAO am na lu mu def mu am lu des li des si 10 hectares la toll ONAS li mu bëgg si 10 hectares li ko manqué lu tuuti la muy 399 logements lañ fi bëgg a def te ñoom ONAS 200 et quelques personnels la ñu yore foofu si ñoom leneen li sax daf ñuy jaaxal fan la jëm kon dañoo bëgg a séddoo gox bi ñàkk bañ a def projet bi nga xamante ne fonds nordique de développement joxe woon na xaalis ba pare boolbatiku nag xaalis bi dañu ko may xaalis bu ñu may la du bu ñu lebal bu ñu defal lenn dañu ko may ñu war ko dugal fii te xaalis baa ngi fi te fii lañ ko war a def ñu gis ne ñoom dañoo bëgg a jël ay kër def fi boolbatiku nag teg ne projet bi loolu jaaxal ñu. ñi ngi jégalu bu baax bokkul ak njabootu ko Assane Diouf mi doon tifaar doon sàkk ñu partagé ko ca léegi ay mbokkam ak jege ñaaleem bëgguñu bàyyi ko kaso ga mu nekk daañu ñëwaat ci wàllu guddi mel bala xibaar yi jeex jëmbul waaye ñi doon addu ngeen di teewlu moo doon ñi di waa Patte d'Oie ak la ko wër yenn ci ay tool yu daan bayee foofee ci ONAS dugal fa loxoom ni ay chantier yu mu fa war a def mu indi co daañu ñëwaat ci seen mbir ca nu mu gën a yaatoo ñu dugg ci beneen mbir soxal mbirum secteur des mines ak lu jëm ci wàllum transport maritime ci biir Sénégal bu ndee xool daanaka soxna yi dañ caa xaw a néew lool duñ ca dugal seen loxo lu bari ngir nag fexe ñu dugal seen loxo lu bari ñoom soxna yi li nga xam jàpp na ni Sénégal gi lu cëpp ay góor ñoo koy def dañ caa bëgg dugal seen loxo bu baax am nañ ci ndimbal di waa ONU Femmes
ndaje man ci woote woon yaatu woon lool soxna Aïda Mbène Niass fekkee woon na ko reportage. ci ay jigéen ci biir Village Sall li ko waral rek mooy dañoo bëgg dindi yenn ci ay barrières yi tax duñu mën a dugal seen yoxo ci yenn secteur d'activité ñuy faral di wax ni góor ñi rek ñoo fa war a ne. ñu gis ne ci milieu de travail bi ñu nekk maanaam lu jëm ci ay port ay mine ak yu ni mel duy faral di bëri jigéen. donc comme duy faral di bëri jigéen ñu ne il faut ñu toog waxtaan ak ñi nga xamante ne aussi suñu ay mbokk la yu nekk fii ci société sénégalaise de la place yi xool lan moo tax ba jigéen yi duñuy faral di leen gis ci secteur yu ni mel. ci dinañu saytu tey xool lépp li nga xamante ne moom moo mën a andi jigéen yi ci secteur yi mel ni port ak mine ak yooyu ba pare loo xamante ne dina leen fa tëye. kon nag jot na ngir ñu xool naka la ñu war a def ba xëcc ci yenn jigéen ñi ci yenn secteur yu ci mel ni yu port transport maritime ak mine yeeg yu ni mel ngir nag fexe ba loolee daal di antu bile entreprise dafa rek daal di amal lëkkaloo ba am solo ak waa UNIFEM. ñu signé li nga xamante ne moom mooy tax ba ñuy gën a dooleel jigéen yi ñun ci suñu biir entreprise bi tey di DP World Dakar mu nekk tamit loo xamante ne DP World Dakar mooy compagnie bi ko njëkk a def Sénégal. yàgg na ba jigéen yi commencé boobu ba tey di xeex ci lépp loo xamante ne ci seen àq ak yelleef la te ba tey affaire bi mu ngi sooxe ba tey donc ñu gis ne daal lu ñu war a gën a waxtaanee la war koo gën a saytu. fii ci Sénégal secteur mine yi portuaire ak transport maritime bi dañ koy faral rek di jagleel góor ñi ba tax na jigéen ñi dañ ciy faral di des ginnaaw ngir nag daal di fexe ba jigéen ñi moom seen bopp mën a dugg ci wàll yu ñu mel dañu war a rek daal di dindi yenn ci ay gàllankoor. soxna Aïda Mbène Niass jaajëf xibaar yi wëy ndekete yoo président Macky Sall lim diggoon étudiants yi yëpp defu ci lenn samay kàddu. nga ko xamle mooy président wu amical fac droit di Serigne Amadou Sy nee na président Sall neewoon na mbirum étudiant Fallou Sène dina leer ba léegi li rëgul diggoon na leen leneen ak leneen waaye ba léegi àll nga ni seen ndaw Amadou Sy dénk na kàddu Adjara Ndiaye. xam ne ni ñoom ñooy fay bourse yi également banque yooyu ñoom ñoo doon recevoir droit d'inscription étudiants yi may rappeler ne Ecobank lañ fi amoon mu amoon 22 agences fa lañ daan dem non seulement di fekk suñu bourse mais également di verser suñu droit d'inscription suñu demee ba moment bi bu ngeen duggee ci biir faculté yi di ngeen gis affiche bi autorité yi def pour versement droit d'inscription yi ci affiche bi dañu préciser ne Proximo ak Proxicash ñoom ñooy jël droit d'inscription pédagogique étudiants yi li ñu ne ñun mënuñu nangu loolu parce que déjà Ecobank rek 22 agences la amoon te terewul dañ daan fanaan di xoole ba bët set pour mën a xëy fay suñu droit d'inscription da ngay dem ci guddi gi inscrire bindu ci liste bët set nga doog a mën a fay sa droit d'inscription tey 22 agences yooyu pousse nañ génn nañ ñu indi ñu Proximo ak Proxicash da ngay sol sa daal da ngay wër ba tas doog a gis Proximo ak Proxicash yaakaar naa loolu buñ ko defee rek pare wuñ pour noppal étudiants yi wala ñu woyofal seen coono te loolu lañ ne ñun mënuñu ko de dund loolu moo tax tey ñu décider informer l'opinion ak l'État ne leen nañu def seen kéemtalaay kattan ba régler problème bi nu mu gën a gaawee parce que pare wuñ pour dellu ci ginnaaw il y va de notre avenir tey ñun duñu nangu kenn sànk ñu ci suñu avenir suñu réglé wul question yooyu suba bu leen dara. duñ gën ko ci mbirum étudiants yi jóge ci Ndakaaru wax ca étudiants yi war a dem ca France ngir mën a faa jàngi foofee jàpp leen ni frais d'inscription yi moom yokk na ba yàgg ci lool lu ni mel moo tax étudiants yi Ndakaaru yi kat ne ñu loolu moom na président africain yi jóg président africain yi buñ ko bàyyi mu sedd ndax li France nekk ñoo leen ci baax nañu wax ak ñoom ci fullaak fayda ba France soppi doxalin reportage Adjara Ndiaye. étudiant université Cheikh Anta Diop di ñaawlu yokkum inscription campus France bi li ñoom ñee nag mbir mi bett leen loolu ñuy bëral seen kàddu ni waa France li ñu def teguñu ko fenn. ñu doon ko mën a nangu bu nekkoon dañ ne frais d'inscription dañ ko yokku à l'égard ci étudiants yëpp daal mais yokkal ko ñii nii bàyyi ko ñii nii parce que d'après nouvelle bi ni ñu ko amee moom mooy ne dañ koy yokk pour les étudiants yi nga xam ne nii nekkuñu ay français donc. fu ñu doon inscrire des centaines d'euros ñu yóbbu ko jusqu'à des milliers d'euros donc loolu benn affaire la boo xam ne nii ñun mënuñ ko nangu et que jaaxal nañu trop. état bu ne am na sañ-sañ définir ses politiques comme ni nga ko déggee voilà maintenant am na loo xamante ni mënta ñàkk maanaam il faut tenir en compte le droit international. état yu sëkk accord yi leen lié ku nekk da ko war a respecter sous peine tout simplement d'être sanctionné par le droit international. ñu teg ci ne li nga xam ne moo di système universitaire bi nañ ko war a xoolaat ngir rek étudiants yi mën a toog ci dëkk bi di fi jàngi. étudiant bi nga xam ne nii dafa gis ne maanaam moom jàng France moom moo ëpp qualité bu Sénégal wala mu dem jàngi France moom moo ko gënal
mais kooku choix am la kenn mënu ko xooteree def yaa dégg donc mënuñoo wax ne voilà tous les étudiants yëpp nañ toog Sénégal jàng mënoo forcer kenn ci loolu. ay boo demee man mi fi amee diplôme ak keneen ki amee diplôme à l'étranger en France par exemple suñ ñëwee fii nii suñ doon def demande ci benn entreprise ki amee diplôme en France la ñuy jël donc ku nekk dafa bëgg lu baax. Wally Ndiaye jàpp ni waa France dañuy wéy rek di lekk xaalis étudiants yi ci nen. suñ mu mënee dimbale su fekkee ni que ñoom dañuy wax ni que ils aident les pays pauvres vraiment ça c'est pas aider les pays pauvres et vraiment l'État doit en tenir compte parce que lii nii waruñu ko noppiwaalee dafay mel ni injustice te ñoom lu ñu bëgg fii nii suñu pays suñu ñëwee ñun suñu état ak yëpp dañ leen koy defal donc ñun suñu ñëwee foofu noonu pour laaj leen dara wala pour laaj leen ay visa wala dara ñoom franchement war nañ ñu ko mën a may. ñoom étudiants yooyu nag jàpp ni sunu autorité yi faale wuñ leen ndax fi mu ne nii ba léegi kenn waxul ci mbir mi. lii nii chef d'état yi ñoo war a jóg chef d'état africain yi ñoo war a am benn taxawaay boo xamante ni dañ leen ci respecté man li ma jaaxal nag mooy bañ ko waxee ba léegi Macky Sall la taxawul ngaa ci gémmiñam ne France li mu def de jaarul yoon alors que moom mooy président sénégalais moom mooy président étudiants yi génn dem extérieur dem jàng ji. war nañ ci def ay intervention génn ci wax ci fustiger ko ñëpp xam ne carrément c'est une mesure la boo xam ne nii maanaam mu ngi leen di toucher ñoom. ci ubbiteb université 2019-2020 étudiants yi nga xam ni bokkuñu Europe dañoo fas yéene fay lu ëpp ñetti yoon li ñu daan fay ci seen formation université yi mbir mi nag jaaxal loolu étudiants yi nga xam ne ñoo jànge fii ci UCAD. jaajëf Adja Ndiaye na France bàyyi xel ni jamono yi ba méttee woon kër jamonoy deuxième guerre mondiale dafa woon ay doomu Afrique ñoo ko wal woon ci xeex ba kon na wallu ñooñee di ay doomu Afrique nekk ca réewam googule maanaam fay nar bi xoromam. xibaar yi wuy ci beneen mbir jàpp leen ni Sénégal amat na ndam daaray alxuraan yi amat na ndam keneen jël na raaya ca mooy soxna Maimouna Lo mi nga xamante ni bi moo jël ñaaxeel bi place bi bu doon te coupe du monde la moo dem final. ca fe nga xam muy Dubaay loolu mel moo tax bi mu ñëwee Sénégal rafetlu lool la comme naataangoo yi def mbooleem nitu daara yi imaam yeeg borom daara yi ñu bari ñoo ko rafetlu reportage Serigne Mawlud Wade. Sénégal bokk ci réew yi nu tappal raaya ci jongante tarib alquran bi amoon ca réewum Dubaay. ndongo li bàyyeekoo ci daaral Ummul Muminun soxna Maimouna Lo jël ñaareelu place ci jongante boobu nga xamante ni réewum àdduna yépp ñoo ko seqoon loolu nag jural mbégte ak contentement magam yi ka jiitu woon ci biir daara ji. Au nom de l'association des anciens élèves de Daara Aïcha Ummul Muminin, féliciter notre très chère soxna Maimouna Lo suite à sa distinction. ñun mbootaayu ndongo yu doon jàngee ci daaral Ummul Muminun ñu ngi lay delloo njukkal di kontaan lool ci bile raaya tey sàggal nga képp kuy jigéen te itam sàggal nga suñu réew. Au moment où la crise des valeurs, la dégradation des mœurs et la perversion sont de plus en plus d'actualité. jàngalekatu alquran bi di xamle ni jot na ci gouvernement bi mu taxawu lii di njàngalem alquran ndax ndongo li yëkkati raayum Sénégal fële ca Dubaay nekk na ku ñu war a neexal waaye ku ñu war a taxawu ci ëllëgam. way tey way la foo mën a tagg tey tagg la soxna may mën a tey fekkoon sa maam Jaara wala mu fekk fi sa maam Fawade de Wele wala mu fekk sa maam Cheikh Hadji Malick Sy wala fekk fi sa maam Serigne Touba kon de salle bi demee nii ba ñu waa xool fee wut si la lu ak ci or takkal la raaye boobu nag waral kii di Maimouna Lo yëkkati ay kàddu cant ak ngërëm jëmale ko ci askanu Sénégal. dama bëgg sant bu baax a baax ak gërëm samay ñaari waajur yi nga xam ne lépp luy war ci sama njàng def nañ ko
te tamit ba léegi ñu ngi koy def cant ak gërëm yi tamit day ñeel loolu ki nga xam ne moom mooy sama kilifa te tamit di ma taxaw bu baax ci daara bi jël léppam yi tamit jox ko diine gi di ci def liggéey bu am solo ma koy gërëm bu baax a baax ci liggéey boobule. liggéey bu am solo bi nga xamante ni ci jàngalekatub alxuraan bi di soxna Bintu mi ngi kiy amal ci biir daara ji nekk loo xamante ni ci ñii di jàngalekatub alxuraan yi ñu ngi kiy rafetlu bu baax te di xam ne ni soxna si nekk na royuwaay ci jigéen ñi waaye tamit ci yar ngir lii di jikko yu baax dellu ci biir réew mi. jërëjëf Mawlud Wade waaye tam jërëjëf soxna Maymuna Lo mi jël raaya wowuleem di ko ñaanal di ñaanal Sénégal amee ndam ca bitim réew lépp ngir siggil Sénégal ci njàngum alxuraanul karim gërëm leen ci ànd beeg ñun ci seen télévision DTV li moo la flaaj ci xibaaru Marahim dana amaat xabaar ni skis incha allah bu 20h jotee ci France lay doon Mouhamadou Diallo moo koy faram-fàcce ñaar la ñu bokk fanaan jàmm ak suñu programme illa liqa. image yi lu mu lay def ñu ko gisee lu mu lay fàttali dëgg-dëgg. waaw di fàttali ko rek moment bi ñuy am engagement politique mu doonoon jamono joo xam ni bu metti la woon ci réew mi parce que dafa amoon ay yëngu-yëngu. ñu bokkoon comme suñuy nawle bokk ci ñi doon jiite loolu. muy 23 juin. di fàttali rek ni que lii bi muy am. fekk na ma doon cadre de l'aviation civile ba pare lii bi muy am fekk na ma may liggéey ñeenti at waaye xooluma woon liggéey bi ma doon liggéey xooluma woon cadre bi ma nekkoon xooluma woon sama pas-pas ak sama engagement ci sama ginnaaw. L'actualité sportive revient sur la DTV. À travers votre émission Débrief, tous les sports seront de rendez-vous. Le basketball, le football, le handball, l'athlétisme, les arts martiaux, bref, c'est tous les sports sur la DTV à travers votre émission Débrief. La saison 2018-2019 de la NBA arrive doucement mais